asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës te ñu namu ko jukki dina bokk ci séddaleek flyers yi nga xam ne rek waa ñoo lànk ñoo bañ ñu ngi koy amal niki tey ji mu mel ni dañuy dàbbaliwaat loole ñu ngi koy amale foofee nga xam ne moom moo di ca rond point sàmm opération sàmm suñu kaaraange nag ca diwaan bu Touba mu mel ni way takk der yi ñu ngi koy wëyal ki nga xam ne moom moo di commissaire Bassirou Sarr doon na janoo ak way taskatu xibaar yi daañu addu itam ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ci débrayage bi nga xam ne amal nañ ko niki tey ëllëg itam nañ amal ab doxu ñaxtu ca diwaan bu Touba ak fële nga xam ne rek moom moo di ca Ndar Géej nag mu mel ni ñooñee nag wéyal nañ loolee nañ wax itam ci liggéeykatu société bii di airport bus nag nga xam ne dañoo mer ba futt lu ñu xamle moom moo di ñeenti atu yàlla fay ñu li nga xam ne moom moo di seeni ay salaire nañ ci toftal li nga xam ne rek moom la yéene kaay yi xëyee mbokk yi bu ngeen taaxiloo tuuti ñu daal di faram fàcce. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi ni ñu ko junjee woon ca bopp ba noonee la ñu koy dooree mu mel ni collectif bii di ñoo lànk ñoo bañ nag dañu dàbbaliwaat séddaleek flyers yi nga xam ne moo taxoon ñu jàpp fukk ak juróom ci seen ay ñoñ daal di leen xañ ngelalu féex loole ni ki tey ji ci bëccëg la ñu koy amal foofee nga xam ne moom moo di ca rond point bu Sàmm ñoom ñooñee nee nañ duñu bàyyi tànk bàyyiwuñu ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna waaye itam daal di wàññi bu baax a baax li nga xam ne moom moo di courant bi. ci wàllu yoon la ñuy wax bi yoon nag ni ki démb ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna nag doon taxaw ci kanamu yoon mu mel ni rek daal nañuy bàyyi ñaar ci ay ñoñam kii di Ousmane Sarr ak itam Fallou Galas Seck mu mel ni Guy Marius Sagna daal nañ koy téye ba tey ki nga xam ne moom moo koy layool nag di maître Moussa Sarr nag di xam ne rek ne respecté wuñu benn yoon li nga xam ne moom moo di article 139 bu code bu procédure pénale Maguette Souaré Diallo moom moo teewlu ay kàddu dépôt yooyu parce que pour ñun teguwul ci yoon dafa violer l'article 139 du code de procédure pénale seen place génn la war a nekk lu ñu ñaawlu la depuis bu yàgg parce que mënuñ jàppandoor benn groupe xale ci benn place ci benn waxtu li ci ëpp ñu tuumal leen benn xeetu jalgati yoon mu di ne dañ bokk ci benn dox ñaxtu boo xam ne yoon nangu ba pare ñu am ñuñ ci bàyyi am ñuñ ci téye loolu xel mënu ko nangu loolu méng ñu dem ba diwaanu Touba daal di wax ci opération bi di sàmm suñu kaaraange di rek xeex lépp loo xamante ni daf di kaaraange ca diwaan bi ba tax na ki nga xam ne moom moo di commissaire Bassirou Sarr doon na janoo ak way taskatu xibaar yi Mohamed Diop ak Talla Samb ñoom ñoo teewlu ay kàddoom. de la sécurité publique daf fi ñëw fan yi seet si ñu pour lancer ay opération bu ñu tuddee sàmm suñu kaaraange parce que dañ seetlu ne fan yi diggante Touba ak Mbacké dafa bëri ay attaque ay agression ay cambriolage ci boutique yi ak station yi ci loolu nag dañ am ay renfort yu jógee Dakar mooy directeur de la police judiciaire ak waa GMI ñoo ñëw pour prêter ñu main forte ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé la ñu jàpp téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar pour vérification d'identité la juróom yi pour yor sineebar maanaam yamba lañ leen jàppee ñaar fukk ak ñett yi mooy ñi màndi juróom-ñett yi pour vagabondage ñeent pour ñi nga xam ne dañuy 15 ñett pour ñiy dawal oto te yoruñu permis de conduire benn pour sàcc juróom-ñett pour jeu de hasard maanaam ñiy carte xaalis ci mbedd bi juróom benn pour nécessité d'enquête ña nga xam ne seeni comportement moo suspect donc ñu war a saytu nag seeni yëf ci mbiru contrôle oto yi ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti pièces la ñu jàpp ñu immobiliser juróom fukk ak juróom-ñeenti oto ak fukk ak juróom benn moto loolu moo nekkoon liggéey bi directeur ñëw doon def lancement bi liggéey bi nag dafay continuer li ci am solo mooy day continuer dans le temps du yem ci démb ak bërki démb rek parce que renfort yi ñu ngi fi ak ñun chaque jour dañ ciy nekk guddi ak bëccëg pour sécurité am ci dëkk bi diggante Touba ak Mbacké ak li ko wër
ci wàllu woowee la ñuy desandi ba tey armée 2025 di ab stratégie bu yees boo xamante ni daañu ko teg ci mim réew ngir rek lépp lu soxal wàllu kaaraange gën a ñoŋ ñi nga xam ne nag ñoom ñoo def lu ni mel di ñuy séq langu politique bi waaye itam ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay way takk der ni ki démb doon nañ amal ab daje ki nga xam ne moom moo di Chérif Dia ak Pape Sangone Mbaye ñoo fa teewoon. mu kaaraange Sénégal mu mucc ci fitna gi nemmeeku ci Afrique sowu jant moom moo tax rek session 2020 bu centre des hautes études diplomatiques ak stratégiques daal di tàmbaliwaat su ko defee rek ñëpp ñoo xamante ni bokk nañ ci ñu tàggat leen bu baax ñu bàyyi xel fitna gi Sénégal mel ni mel mucc ci yenn yi. développement ñoo ànd ndax mënuñu wax ni développement mënul am sans sécurité sécurité tamit pour ñu am ko il faut que ñu am condition bi nga xam ne day tax jàmm am ci réew. te ñaari levier yi la ñu war a continuellement actionner action de sécurité et action de développement loolu ñu koy def ci formation bi ñu bëgg a am ay civil ay militaire ñu am formation bi nga xam ne dafa am solo ci programme bi nga xam ne président de la République Macky Sall tëral na ko mooy le programme 2025. kaaraange nag munta am fekk yokkute amul loolu kilifay politique ak militaires yi xam nañ ko ba tax na rek ñu bëgg gox-goxaat yëpp ñu daal di fay yóbbu loo xamante ni nit ñi danañ am ci luñ jàpp su ko defee kenn du leen fëkk dugal leen ci yenn ñaawteef yi. ñun dañu am ay jumtuwaay mun nañu faagaagal képp koo xam ne mu ngi sonal population yi mais li ci am mooy nekkuñu fépp. te population yi ñu ngi fépp donc il faut que ñu jël loo xam ne dañ koy teg ci ñoom jox leen ko ñu mën ko jëfandikoo à partir du moment où les populations yi nag léegi ñoom am nañ ci lu ñu jàpp ñu ngi am yaakaar daañu wóolu nag force de sécurité de défense ba nga xam ne lépp loo xam ne daf leen nel yàqal li ñu am ñu dem wax leen ko mais bu fekkee ne amuñu dara téyewuñu dara mais loolu du nekk seen affaire du nekk seen problème moo tax vraiment ñu war leen jàppale ci lu ñu am lu ñu téye nga xam ne comme am nañu loo xam ne dañ koy téye dañ ko war a denc bu boobaa bu ñu gisee loo xam ne mu ngi koy menacer rek daañu dem ci police wala gendarmerie pour waxante ak ñoom ñu ñëw jàppale loolu moo tax ñu war a développer relation bi am entre armée ak population bi te nag di soññ gouvernement bi pour mu gën a jàpp population yi nekk au niveau des frontières ndax ñu mën a toog foofu ci jàmm def seen liggéey. ngir xeex terrorisme ak yenn ñaawteef yi nag du rekk mbiram armée ak mbiram militaire loolu tax kilifa yi armée bi daal di amal pexe yu bees ñu tuddee ko rek stratégie armée 2025 ñu koy doxal ci diggante 2020 2025 su ko defee rek dal mën a am fii ci Sénégal. jërëjëf Chérif Dia dañuy wax ci leneen bi yoon nag day nekk ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi lii di G7 nga xam ne dafa ëmb ay syndicat yu bëri nag ñoom nag ni ki tey ji ñoom ñoo amal ab grève ëllëg itam daañu làbbaliwaat boole kook li nga xam ne rek moom moo di doxu ñaxtu mu mel ni foofee ca Ndar Géej nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi daañu wëyal lu ni mel Abdoulaye Ndoye mooy secrétaire général bu QCMS ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Diop ak Abib Seck ñoo taataan ay kàddoom. tey ñu dakkal jàng bi te suba ñuy def grève totale organiser marche Dakar parce que nguur gi lu mu waxante wax ñun defu ko Wolof Njaay nee na nag gor ca wax ca nguur gi dafa wax bind xaatim si teewaayu premier ministre si teewaayu ministre yi si teewaayu président au conseil du dialogue social nguur gi ci yeexaayu carrière u jàngalekat yi engagement yi mu jëloon respecté wu ci benn. dañu ne woon ren 10 000 mises en solde mooy fukki junni jàngalekat danañ leen jox matricule bu ñu xaymaa septembre bu mu dee ñu ngi woon ci ñetti junni ak xaaj bi kon nag leer nañu ne xaaj bi maanaam juróomi junni duñ ko matal loolu nit ñi mënuñu ko nangu ñaareel bi mooy yeexaay boobu tax na tey ba jàngalekat yi mënuñu compétir ci poste de responsabilité bi seen salaire du augmenter du ñu mën a avancer et dañuy plomber seen carrière conséquence mooy day indi démotivation ak démoralisation tey jàngalekat yi bëri danañu dem retraite te duñu plafonner beneen mbir mi mooy rappel yu ñu leen di fay aussi dañ ko imposer impôt yi dafa tar. ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi yëglu muy liggéeykatu société bi di airport bus nag ñoom ñooñee sax ñu ngi ñaawlu bu baax a baax seen ak nekkin li ñu xamle moom moo di ñeenti atu yàlla kenn joxu leen li nga xam ne rek moom moo di seen i ay salaire ba tax rek ñuy sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di autorités yi ñu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ci wowle wàll Maguette Soirée Diallo ak Mohamed Dieng. heure
bu campagne jot ñu dikk wax nu li nu bëgg lépp ñu jàppale leen bu nu paree war nu gannaaw dootuñu leen gis ñoo ngi am problème mu yoon ñoo ngi am problème de courant ñoo ngi am problème mu santé lépp ñu ngi am problème boobu sunu commune rurale mën naa wax ne daanaka fi mu toll nii mooy loolu parce que gisu leen fii lenn ci biir dëkk bi loo xam ne mën na ni commune rurale ka fi def amu fi du dara zéro rek la ñu taxawee bu dee école amu fi bu dee poste de santé amu fi courant amu fi yoon amu fi kon ñun lu am kon amuñu dara ah ñun amuñu dara nañu dimbali wala bu fekkee dañu bokkul ci Sénégal ñu wax na ko moo nañu leen ci ñàkk bokkale bu élection jot ñun ñëpp ñu jooy seen problème dinu wax dinu dig rek nekk di wax di diggee rek bu nu waxee daal ba digg ba seen xool sedd ñu defale leen bëgg ñu won gannaaw bu ñu demee bu ñu leen gisaatee rek élection moo jotaat waaye nan nu dimbali ci loolu laay war a sol nan nu dimbali ci courant nan nu dimbali ci yoon nan nu dimbali ci ndox. jërëjëf ñu doon wax rek ci rek liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo di waa société bi di Airbus nga xam ne rek ñeenti atu yàlla ñu ngi rek daal di laaj li nga xam ne moom moo di seeni ay ndàmpaay ñu wax itam ci leneen foofee ca Gorom 1 ñi nga xam ne rek ñoom ñu yëngu ci wàllu ndugg yi nag ñu ngi ñaal bu baax a baax yéexte bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci wàllu ñi nga xam ne moom moo di forage yi amaloon nañ ab doxum ñaxtu ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo teewe loolee. ñi di maraîchers yi nekk ci zone de Niayes yi te ñuy jëfandikoo lii di forage Birkilane nag mer bu futt lool la ñu def looloo waral nag ñu wàcc ci mbedd mi ci seen marche pacifique bi ñoom nag jàpp nañ ne boobu ba léegi kenn mënu leen branché rek ci lii di réseau Birkilane. wax ni 10 milliards nga jël ko jox kay baykat ñu bloqué ndox mi ba léegi mënuñoo fexe ba bay loolu rafetul baaxul ñu lay xamal président ni la. ñii yore wàllu ndox mi du dara lu ñu defal baykat yi parce que ñu ngi nekk 200 et quelques membres yoo xamante ni kenn ku ne yaa ngi ak sa ancien compteur premier ministre moo ñëw bayax fii nii yéen baykat yi dinañ leen delloo seen i compteur waaw bu ñu nee dinañu delloo seen i compteur ba tey jii ñuy wax ak yéen ci 45 compteur la ñu monteegul ci réseau Birkilane bii te 200 et quelques ñu ngi toog di xaar ñii daaw jënd nañu seen i jiwu. jënd seen matériel yëpp def ci seeni tool mais dara doxu ci nuy wax ni nun ay baykat lañu liggéey lañu xam te it ñu ngi bloqué compteur yi nit ñi téye ka lànk bañ leen kaa jox te premier ministre moo tax wax ni fay nañu compteur yëpp waa bu ñu fayee compteur yi te ñi nangu ñoo indi compteur yi nun loolu mooy suñu problème. ci kàddu yooyu baykat nag lañu cee yàqale jéggu na dayo lool. yegg na nu nag foo xam ne. bi nuy planté siwa calculul woon lii yàq bi jaaduwul li yàqu si tool yi fi mu nekk nii di 200 hectares yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi jëm si 700 millions te dañu dem si banque yi lépp man mii di wax ak yéen indi na 10 conteneurs pomme de terre opérateur joxe ka te béykat laa béy naa 4 hectares pomme de terre ku dem sama tool fa mu nekk nii asperseurs yi boo taalee yëpp day juutu def nii. mu doon ay béykat yoo xam ni mere nañ lool jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox mi ndax correspondance yi nga xam ne nii bind nañ ko ay demande d'audience yoo xam ni. ñu dellu siwaat ci liggéeykat société bi di Airport Bus nag nga xam ne jamono yi dañoo mer ba fut li ñuy wax rek moom moo di seen i ay njaatige toog nañ lu tollook ñeenti atu yàlla fay ñu leen li nga xam ne rek moom moo di seen i ay salaire ba tax rek ñoom ñooñee nag ñuy yëglu tey ji la ñu amaloon rek ak waa taskatu xibaar yi ab ndaje Maguette Souare Diallo ak Mohamed Dieng ñoo fa teewoon. toll nañu ci 47 ñuy liggéey ci société bi ñuy tuddee Airport Bus Service te amuñu salaire lu ni mel def na ñeenti at ñu génn leen ci locaux ABS ci atum 2016 ay jafe-jafe la ñuy dund. amatuñu fu ñu jëm amatuñu lu ñuy def donc amuñu couverture médicale ñenn ñu ngi feebar seen njaboot ñu ngi feebar amuñu lu ñu fajoo ñoom dàq ñu leen ci société ba léegi ñu ngi leen waroon fay amul lettre de licenciement ñoom ñëpp ay embauché la ñu woon. ñun nag suñu état ñu noo ànd ak moom ba defar li nga xam ne au moins Sénégal jëriñu ñu ci 4 ans yooyu ñii ñu ngi tëdd ci hôpital am nañu sax koo xam ne wàññeeku na. ñoom ay superviseur lañu ay dawalkat
ay techniciens ak ay veilleurs ñu former leen ci sûreté ak sécurité bu aéroport yi ñu ngi yuuxu wàllu. tojuñu xeexuñu waxuñu diwa tooñ xamuñu ku tooñ ñun liggéeykat lañu woon lu nu bëgg moom mooy arrière de salaire yi gannaaw dàq bu ñu ba léegi arrière de salaire yi ñu mun ñu ci compal sax ñi nga xam ne ñooñu ñi ngi ci njàqare ñu mën a suqaliku. ay arriérés de salaire ab société privée bu bees bu ñu teg ci seen kaw société 47 travailleurs yi nga xam ni depuis fukki at ak ñeent ñu ngi liggéey ñu ngi ñaawlu ñàkk soutien bu yenn syndicat yi li ñuy laaj lenn la jafe-jafe ñuy dund ñu gëstu leen ci ñu mu gën a gaawee. ñu di ko jaajëfal bu baax moom Maguette Souaré Diallo dañuy wax ci leneen di projet Yëri Taare boobule projet nag ay askan ñoom ñoo ko amal seen bopp ngir rek daal di xeex lépp lu soxal lu wàllu xiif rawatina ci ñi nga xam rek ñoom ñoo di ndaw ñi loolee sax ñu ngi ko sumboon ci atum 2016 mu mel ni atum 2020 bi nag mooy doon li nga xam ne rek moom moo di njeexital Mouhamed Samb ak Jili Jéem ak jàngat bu yaa. bile dëkk wute nag yu bari turam moo di Yëri Taare fii nag nit ku nekk amee wàllu nutrition bu jaar yoon gannaaw ñeent at ba ñu amalee bile projet moom nag jamono ji am na ay jéego yu am solo. C'est aussi l'occasion d'apporter un appui. dafa jot ngir ñu indi suñu ndimbal ci wàllum koom yenn ci njaboot yi ngir rek ñu gën a mën a développer li ñeel wàllum mbay mi waaye tamit suñu njàppandal ci bépp activité nga xamante ne ñoom ñu ngi ciy yëngu ñun nag ñu ngi ci benn yoon goo xamante ne ngir rek gën a mën a yokk lépp ngir liggéey gi mën a mucc ayib ak gouvernement bu Sénégal ak tamit jëwriñam yi. de ces politiques sectorielles. bu dee ni xeex li nga xamante ni si moo di malnutrition bët gànnaar gu Sénégal nekk na bërëb boo xamante ni si dañu ko fulaal. Je vous ai cité tout à l'heure la Banque mondiale. wax naa leen wàllum Banque mondiale ne ñoom koppar gi nga xamante ne dugal nañ ko ci te dinañ ko door ci at bi toll na ci fanweer ak juróom ci ay millions dollars yooyu yëpp ñeel wàllum nutrition la waaye am na tamit benn financement boo xamante ne dina jóge ci suñu partenaires yi. du projet qui finisse donc en 2020. ngir projet bii di Yëri Taare mën a wéyandi fii ak ay at yu yàgg ñi nga xamante ne si ñoo di cellule de lutte contre la malnutrition ak ay partenaires am ñu ngi xalaat yeneen liggéey yu ñuy amal fii ak ëllëg. On a un engagement et avec le gouvernement du Sénégal parce que. ñun ñu ngi wéyal suñu lëkkaloo ak nguuru Sénégal ci juróomi at yi di ñëw dooleel ndëgër lay gi ci njaboot yi mottali liggéey bi Yëri Taare jot a amal. On a aussi engagé un projet aussi au nord avec le FOR pour l'optimisation des points d'eau. fexe ba dëgëral askan yi nga xamante ne si ñoo nekk ci gox yu fasantikoo yi nekk fii ci Sénégal loole nekk na lu am solo ci wàllu politique publique fii ci réew mi ba tax na nguuru Sénégal ak CLM ñu ngi ciy amal yenn liggéey yu am solo. ñu wax ci leneen loo xamante ni nag jamono ji soxal na lool askan wi dañuy doxantu ba jàbb ba nga xam ne rek moom moo nekk ca Gueule Tapée ca Parcelles Assainies li nga xam ne moom moo di keccax nag jamono yi néew na ci askan wi rek ñenn ci ñoom ñu koy rek te sax gët waaye itam cher bi nga xam ne rek keccax boobule cher na ko tax na itam ñoom ñooñee ñu daal di ci yëy yàbbi Fat Bintou Konté. jën daan faral di manqué fi nga xam ne moom mooy marché jéegi dañ daan faral di jënd li nga xam ne moom mooy keccax ngir mën a taal wante jamono ji ñu toll keccax googee nekk na loo xam ne raar na te it cher na it. dafa seer a seer ba yàlla xam xaw ma ndax jën yi ndaw yi ñuy nappa moo taxaw ma fu mu ne nii instant yi amul dara amul. pour nga xam valeur keccax jën ñàkk waaw mooy gën a seer yàpp sax boobu mooy tuur. bii ñu nekk keccax seer na. kenn mënu koo jënd amulaan jën soo demee marché amoo jën ñun la dama dugg sa ceebu keccax nga ñëw keccax gën a seer fi mu nekk nii. mu nekk loo xam ne jaaxal na loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy ménagères yi ba tax ne xamuñu sax fan la ñuy teg seen tànk jamono ji ñu toll. léeg-léeg da ngay woo client day ñëw na la jaay ba nga jóg di ko jaay boo ko waxee prix bi mu romb la dem yoonam ndax day metti ci moom. njëg bi nag moom mi di keccax gi de fi nu toll nii seer na lool ñi koy jaay xamle ne fan koy jëndee la moo ne de. prix bi daanu doon yegg fii mu yegg. léeg-léeg bu ñu la jaayee dàmba bi si bascule dina ne dàmba ji dina nekk juróom-ñetti junni wala juróom-ñeenti junni ça dépend poids yi kilo yi fa nekk. parce que man bi ma mujjee jënd ni maa ngi ko jënd ñaata presque 25 000.
moom laa jëndee. ñoom commerçant yooyu jàpp nañu ne loolu gën a tax fi mu toll nii njëgub keccax gi cher ci askan wi li seer na kilo 1200 lañu koy jaay. ba dam daan jënd kilo fukk ak juróom kilo ñaar fukk ak juróom kilo fanweer ak juróom. léegi dem na ba kilo 1200 1300 moom la ñuy jaay daal. tey ñu yeewoo li nga xam ne moom mooy marché chaque jour ñu gis ci li nga xam ne moom mooy ay coppeeku prix yi di yokk saa su ne askan wi it fi mu toll nii ñu ngi koy yëg bu baax a baax. ci leneen lu soxal langu politique bi fii ci mim réew commission bu discipline nag bu APR moom moo daal di dàq ci boobule parti ki nga xam ne rek moom moo di Moustapha Diakhaté ginnaaw ba mu amalee ab mouvement daal di koy dippe Manko Taxawu Sunu APR bi mu jàppee ni itam li nga xam ne moom moo di boobule parti dafa am ay rëq-rëq ba tax rek muy jubbanti moom moomee itam nee na rek faalewul boobule décision nga xam ne commission de discipline ba parti bi daal dina koy jël Pape Fara ñi nga ci tënk. moom la commission bu discipline bu APR jël nee na teguut fenn te moom ay caaxaan la ko jàppee Moustapha Diakhaté jàpp ne li nu mel ay waxu kasaw la rek. li ñuy wax tëruñu ko ci benn texte kon man lu amut laa ko jàppe maanaam fii ne defuma ko sax lu ma gént damaa jàpp ne lu amut la kon liggéey bi nga xam ne moom lañ tàmbali daan ko wéyal ba alxames bu ñëwee danañ publier li nga xam ne mooy texte fondateur mouvement bi tàmbali nag def suñu liggéey fu ñu war a dem ñu dem amalu ma ko maanaam. ki nekkoon président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee na ba léegi kenn gënu koo bokk ci APR ñi nga xam ne sax ñoo koy fexeel nee nañ nañ delluwaat ci texte yi. ban texte moo tere nit créé mouvement ci parti bi amul. ñaata mouvement ñoo ne ci parti bi même ñu mujj ñëw bëgg dem sax créé nañ mouvement waaw xam nga moom d'abord na xoolaat règlement intérieur parti bi amul wala statut bi amul fu ñu ci prévoir porte-parole adjoint kon kooku du ma ko tontu parce que war a waxal parti bi. mu jàpp ne APR amul benn yëngu-yëngu bokk na ci lu tax mu taxawal bi le mouvement. defuñu courant mouvement lañ def boo xam ne la ko tax a jóg mooy def plaidoyer maanaam di fàttali waa parti militant yi ni lii lañ war def buñ ci bëggee génn. ñu bëgg parti bi ci jàngalekat yi jigéen ñi ñu organiser ko diaspora bi ñu organiser ko. ba mu nekk parti bu taxaw mën a def liggéeyam jàppale président la ci liggéey bi mais surtout préparer l'avenir pour élaborer un projet pour 2024. président bu mouvement Manko Taxawu Sunu APR di jox dig daje Sénégalais yi alxames bi mu ko defee mu génne texte yi daal di dëggal lii di mouvement am. dañuy àddu ci leneen mbokk yi lu soxal wàllu tàggat yaram première phase éliminatoire bu coupe du monde bu atum 2022 nag amal nañu ko réew mu Sénégal nag mi ngi nekk ci groupe H ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi dinañ jongante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Togo Congo ba ci sax li nga xam ne moom moo di Namibie li nga xam ne moom moo di première journée bi itam nañ ko amal ci weeru octobre. dañuy wax ci leneen lu soxal wàllu basket bi ba tey espagnol bi di Porfirio Fisac nag dellu si waat na rek ngir rek daal di jiite gaynde yi ki nga xam ne moom moo di directeur technique bi di Moustapha Gaye nag li mu xamle moom moo di li ko soxal du dara du rek li nga xam ne moom moo di xarañteef Cheikh Sadibou Diarra ak Thierno Ramendi. encadrement technique yu bees yu équipe nationale basketball bu Sénégal siiwal nañ leen. Moustapha Gaye bii di directeur technique national bi dina boole poste boobu ak yor gaynde yu jigéen ñi ñu góor ñi ñu teg fa espagnol bii di Porfirio Fisac bii dellu si. yi benn critère la ñu jiital benn critère rek mooy la compétence la performance képp ku ñu fa nommé rek mën nañ taxaw ne la wax de lii def gagné lii def gagné lii def gagné amul benn état d'âme ci ay favoritisme wala sentimentalisme defe naa ne su ma doon tey. su ma doon def neexal Samba wala Mademba Ousmane Diallo nga xam ne maanaam moom ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble dina nekk fu gën a kawe loolu donc nekk ñu fi pour loolu dañu nekk pour ku nekk teg ko fi nga xam ne yaakaar nañ ne di nga mën a gën a apporter suñu réew. ci ndaje bi ak taskatu xibaar yi directeur technique national bi xamle ne li ko gën a soxal ñaari at yii di ñëw bokk ci coach yi di wàcc ci terrain bi tàggat gone yi. Développement, retour des commissions U16, dès lors aussi la formation continue de nos sélections de jeunes, booster le 3 contre 3, ndax 3 contre 3 les exigences dans le basket mondial. ñëpp dem nañu ñu ñoo des da ngay def assurer le développement tout en continuant à assurer la vitrine mooy les résultats des équipes nationales. Compétition internationale pour man
amul beneen pexe bu dul dem pour avoir les meilleurs résultats possibles. kàddu yooyu nag moo di ubbite basketball bu Sénégal ci atum 2020 bi bëri li leen ciy xaar ñu mën ci jàpp qualification yu JO bi ak yu Afrobasket. Cheikh Sadibou Diarra ca diwaan bu Tamba lu tollook fukk ak juróom ci ay doomu aadama nag ñoom ñoo yokk seeni ay galon niki dibeer boobee sax nag la doonoon ba tax ki nga xam ne moom moo di président régional bu taekwondo di maître Abdou Salam Zamourou nag di rafetlu bu baax a baax lu ni mel ki nga xam ne moom moo di Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou ñoo tàggat loolee. passage de grade biñ doon amal ci salle de jang bu Tambacounda def nañ ko ci teewaayal kii di maître Abdou Salam Zamourou ceinture noire 5e dan nekk président ligue régionale taekwondo ci Tambacounda mu toll ci fukk ak juróomi pratiquant yoo xam ne ñu ngi bokk ci catégorie junior senior ak cadet ñoo doon amal jongante yooyu fii ci Tambacounda. ay passage de grade moo fi amoon waa commission de passage de grade au niveau national ku ko yore muy maître Diédhiou moo ma fi yebaloon ak sama directeur technique pour ñu ñëw évaluer passage bi def passage bi ci jàmm pour xool liggéey bi ndax mi ngi jaar yoon au niveau régional ba xam bon 15 personnes la woon am na ñu jógee ci département am na ñu jógee ci Koumpentoum am na ñu jógee ci Kédougou pour ñu ñëw assister leen pour defal leen. parce que passage bi dafa am ñu doon dem au niveau premier gëpp deuxième grade ak premier dan ak deuxième dan waaw amoon na ñaar yu doon dem deuxième dan léegi passage deuxième dan yi sax léegi fédération dafa exiger sax ñu koy def ci région yi pour yombal leen tâche yi aussi parce que parfois ñëpp mënuñu xaj Dakar dafay def passage parce que da nga doon gis Dakar ñu fay regrouper ay 500 personnes dafay def examen loolu day di métti ci fédération. bu ñu xoolee ci ñaari diwaan yi Tambacounda ak Kédougou ki di directeur technique régional di maître Diao ak yeneen i responsable yi yëngu ci wàllu taekwondo bëgg nañu daal ay partenaire ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te mën ko daal di jàppale bu baax a baax yëngu-yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllum arts martiaux. Moussa Omar Gueye ñu tëj xët woowee daal di ubbi beneen ab xët li ci yéenekaay yi lay doon ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ngeen jëf Moustapha Diakhaté mi ne woon day taxaw APR waa APR far nañu taxaw ci ay mbiram journal Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne diggante Moustapha Diakhaté ak APR diggante ba jeex na si fini jullit tubaab commission discipline bu parti bi ñoo jël dogalub dàq définitivement borom man ko taxaw sunu APR ci APR Le Quotidien wax ñu ne dogal bi ca kaw lu jógee commission de discipline bi da koo jëfee rek waaye borom parti bi di Macky Sall moo leen ko sant kàdduy dingat ak jëfinu kuy tasab ànd loolee dañu koy toppee moom Moustapha Diakhaté ba tax ñu dàq ko L'Observateur gën cee sori xëy ñu yegge mbóot yi dëxëñu ca dàquk Moustapha Diakhaté ubbil yéenekaay bi président Macky Sall ca Londarga mu nekk fa la woowee téléphone Abdoulaye Badji mi jiite commission de discipline bu parti bi di APR nekkoon na dajale commission bi ngir ñu kaa ci kaa Moustapha Diakhaté journal bi nañu dafay soog a jot rek waaye ba Macky Sall amee yéene tàggoo ak Moustapha Diakhaté yàgg na jotoon na cee waxtaan ak Mahammed Boun Abdallah Dionne jotoon na cee waxtaan it ak Mahmoud Saleh Abdoulaye Badji président commission de discipline bu APR ne waa L'Observateur dàq gi ñu dàq Moustapha Diakhaté si ki sàkk amu ci lu leer la tey lu xel mën a nangu la moom mi ñu dàqee ci APR di Moustapha Diakhaté mi ngi ñuy wax ci biir L'Observateur ni musuma woon a xalaat ne ak Macky Sall danañu dem ba yegg ci jëf ju ñaaw ju sew ju tuut ju ñàkk fayda ji maanaam ay bases ci xët mu njëkk enquête dina kaay mu fay xam le ne li ñu ko def ay caaxaan la journal bi nañu waaye li am ba des daal moo di moom Moustapha Diakhaté moom bokkatul ci APR dàq nañu ko donte yëgalu ko yaramam ne mi ngi xam le ne suba ci alxames ji ci la léppi leer ci laas ak ci Vox Populi genn kàddu gi moo fa nekk kàddu yi Moustapha Diakhaté mu di li mu ne gaay mi li ñuy def ay caaxaan la Les Échos tegal ñu ci ne teg na ci ne dàq gi ñu ko dàq yëgalu ko yaramam benn yoon ay caaxaan la yoo xam ne defu ko nii soo nii froid yéen a kaay bi nañu dàq gi nag dafa am ñaari ci am benn moo di Mbaye Ndiaye bokk ci commission de discipline bu APR bi nee na moom yëgul dàq gi ñu dàq Moustapha Diakhaté Saliou Keita moom journal bi nañu da ca àndul sax L'Astre bi nañu malheureusement am na Macky Sall dagg na bopp Moustapha Diakhaté suur soi xëy mel ne ku koy njaay cekke li mu bind mooy Moustapha Diakhaté taxawal na mankoo taxaw sunu APR waa APR di Macky Sall compagnie mankoo dàq ko Soleil national nañu courant bi mu bëggoon a taxawal ci biir APR moo far sauté ci ay loxam yóbbaale ko Walfadjri gis ne ak lu ñu mën di wax daal Macky Sall moom mi ngi ciy ñol-ñol Macky dans le pétrin ki dugg ci pétrin ba ci bëgg a ngiroo Vox Populi nee nañu mooy maire bu Touba Mboul ay taxes rurales yu jege juróomi million la ñu koy tuumal ne moom la jalgati détourné ko ngembal ko ngar dajjoo ko fanweeri chef de village ak ñett yu nekk ca commune ba ñoo saisir sous-préfet ba santaane ci ab enquête administrative yéen a kaay bi dañu ci la ñu tegee loxo maire ba Mansour Niang ak yeneen ñeenti nit yu mu bokkal tuuma yi téye woon nañu leen ci garde à vue gannaaw bi ca la ñu leen bàyyi ñu dem xooli Sud Quotidien
Quotidien mi ñu xamal ci xëtam mu njëkk ne Samba Sow di waa ji ñu ne moo rayoon Fatoumata Makhtar Ndiaye ab layom daanu na démb yoon tëj na ko perpétuité maanaam kaso ngiru dund. Source A, Soleil national, Vox Populi, La Tribune ak L'Observateur ñoom ñëpp a xëy dëggal xibaar bi. Samba Ardo Dia Sow justice tëj na ko ngiru dundam ngir faatug Fatoumata Makhtar Ndiaye. Walf Fadjri nañu waaye dogal boobee taxul ba léegi mbokki ndem si yàlla Fatoumata Makhtar Ndiaye yi am li ñu bëggoon nee nañu doyul. Grand Place ne ko li ñu bëgg mooy ñoom Awa Niang yi nga xam ne Samba Sow tudd na leen yoon woolu leen déglu leen ba xam lu ñu ci li mu ci moo waral journal yëpp xëy ko ci. Qualification Coupe du monde football Qatar 2022 tirage au sort ba génn na. Record yéene kaay nañu gayndee Sénégal yi ñoo nga ca groupe H ba bokk ko nag ak ñu ñu xam mu di Togo Congo ak Namibie. Stade yéene kaay nañu gaynde yi waxatuñu dara poule bi ñu nekk bu ñu yaafusul war caa mën a génn rëk-rëk génn na ci sunu lambo di tontu waa kër Tafatine yi yëral xët mu njëkk journal bi nee na li tax mu dëkk Tafatine mooy da ko bëgg a wan ne ragalu ko resu ko moom rëg-rëg dafay dem dara du ko tëye bépp mbër bu taxaw ci kanamam da koy fallaxe dem yoonam mu daanele ay kàddoom ci ne mbër yi di Sa Thiès Gouye Gui ak Yékini Senior ñoom ñëpp ay ragal lañu ay buqat lañu. jërëjëf Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la yéen itam mbokk yi naka noonu yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon doon taataan xibaar yi file ci télévision Futurs Médias lu mooy loolee itam rédaction bi di leen jox dig daje bu 19h jotee daañ fi dikkaat ci kàllaamay Kocc 20h ci kàllaamay tubaab ñu leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen.